nit ci ay liste duñu bokk ci yooyu rek élection ba xët-xët ya sax tàmbali fa jip ñuy fàttali itam seen mandataire national ba Déthié Fall ma nga woon ca foofule ci buntu direction des élections ñu teewlu Barthélémy Diaz. attendez que la sama boy ñu ngi ñëw boy ñu ngeen force pro benn liste chef ils ont invalidé notre liste mais non doucement ça ne passera pas ça ne passera pas mais parce que dañuy wax ak ñoom ñuy def ko dama ne ils vont pas vous allez pas voir la liste de Dakar parce que c'est pas comme ça que je comprends je dois être le maire de la ville je pense non ils sont maltraités à l'intérieur on n'acceptera pas non vous inquiétez pas dama ne ba boy ñëw dama ne ba gars yi ñëw rek dem leen wuti renfort parce que gars yi ñëw mi ngi noonu Barthélémy Diaz ak ñi mu àndal ci xët-xët yooyu jàppale ne sax jamono ñu àddoo ngeen ni teewlu ñu ngi amal ak janok way taskatu xibaar yi njiitalu bokk moomeel bu ville bu Dakar moom Barthélémy Diaz xëy na daan ci ñëw ci lu mu yaatoo ci sunu yoonu jotaay xibaar yi dikk ñu des ci wàllu yi ba léegi ak mbirum investiture yi ci élection législative yi ba léegi gis nañu ne dafa créer ay frustration yu bari rawatina ci coalition yu nemmeeku ci opposition bi coalition Yewwi Askan Wi nag lañ ci gën a ràññee bokk na ci nga xam ne yëkkati nañu seen kàddu naqarlu xeetu frustration gi ñuy dund ci boobule coalition Moustapha Guirassy Moustapha Sy Djamil Cheikh Bamba Dièye ak maître Moussa Diop ci ab communiqué leader yooyu yëpp bejj nañu seenu ko naqar ci nun ko doxalee ñoom en tout cas kilifa Yewwi Askan Wi ñu teewlu ci Safiatou Ba Ndiaye mi ñu ko jàngatal. agi jot na bu maître Moussa Diop PNG parti nouvelle génération bu Mamadou Lamine Thiam appel 3J bu Aminata Lo Dieng bés du ñàkk bu Serigne Mansour Sy Djamil crédit bu professeur Amidou Dat FPRS bu Djibril Diop FSDBJ bu Cheikh Bamba Dièye 7 bu Moustapha Bamba Guirassy par Suxali Sénégal bu Abdou Karim Fall lii toll si juróom-ñeenti parti yu bootu ci Yewwi Askan Wi yoo xamante ne ñu ngi nakarlu tey dàq ba mu set rek li ñu jàppee comme procédure antidémocratique bu ñu defee investiture coalition Yewwi Askan Wi yi les leaders yu parti bi jàpp ni rek ay calcul politicien dafa mel ni rek moom la ñu jiitale ci valeur yi nga xamante ne ñoom ci seen bopp ñoom la ñu xaatimoon ci seen charte yooyu les membres fondateurs bu coalition Yewwi Askan Wi di xam ne doxalinu coalition bi dafa violer principe de transparence yi nga xamante ne moom la ñu yàgg xeex yi les parti yi leeral ni ba fi mu toll ñu ngi ci biir Yewwi Askan Wi di nag lancer alerte askanu Sénégal yépp ngir ñu xam wala sax ñu nekk ay témoins ci seen taxawaay ñoom bi ñu jàpp ni rek taxawaayu patriote la ndax jàpp nañ ni ñoom ci seen bopp du ñu nangu benn yoon ñuy jëfandikoo mer wala frustration askan wi ñoo xamante ne du jëriñ askan wi waaye politicien bi ci boppam lay jëriñ. mi ngi noonu Hadj Mansour balaa ñu xuusani ñu wax ci situation bu ñu fii gis tey muy njiitalu bokk moomeel bu ville bu Dakar Barthélémy Diaz ak xët-xët yu ñu gis léegi ci buntu direction des élections ndax seen liste départementale bi la ñu ne respecté wu ñu parité kon dafa war a folklore loolu la ñu ne duñ ci dal. non question bi mooy am na wala amul. est-ce que liste bi respecté na parité. wala respecté wul parité. foofu la question bi nekk. xam nañu ni ñeent yu mujj yi. ay góor dong la. kon respecté wul parité. bien sûr te loolu lañ leen reproché d'ailleurs. kan moo composé liste yi. bi ñu koy monté liste bu Dakar ñenn ñoo nekkoon ci bureau ba ñu leen jagleeloon ci direction des élections ñu toog fa am temps. ñu nekk ci condition yu baax. am machine imprimante. am clim am seen temps composé liste yi saboté ko kan la. xanaa seen mandat. ñoomu neen la. mooy li ma leen wax ci seen alliance bi. neewoon naa la masque yaa ngi wadd. ñi leen di éliminer ngi ci seen biir xeexoo baa ngi ci seen biir tey bennoo defu leen tous parce que lii def maa joxaat raison neewoon naa leen gëwma alliance bi stratégique bi ñuy wax. stratégique damal tey yella bu xam nga bu ñu demee ba ñu yeewi ñu ni ñuy dute seen liste naan dañoo def ay composition Barthélémy Dias xët-xët ji ak détermination ci wàllu xeex bi yëpp na xool ba xam liste ba nañu ko composé am na wala déet na woo ñu ko doon defar mu laaj leen ba xam am na wala déet loolu mooy réalité bi am na te ñoom nangu nañu ni am na ñu ne ci seen biir di yàq di saboter mais nanguñu ko accepter qu'est-ce qui se passe yeewi ak wallu seen jeu bi ñu commencé bëkk démb ak démb du jàll parce que comprendre nañu leen ku ne da nga war nekk ci sa logique ak sa dynamique ñu doxal ñun ñëpp est-ce que liste départementale bu wallu valide na wala validul
pourtant am nañu départemental bu wàllu valide na wala validul jàll na wala jàllul bu jàllee ngeen xam xam nga de façon globale dañ ni waa wàllu rejeté nañu leen am nañu 48 heures pour yundulu mais validité bi est-ce que dañu ci préciser invalidité bu liste bu Ndakaaru je ne pense pas yeneen motif la sëb la li ko bënd ngi ci biir alliance bi laa leen ni woon aw ma ci moom confiance gaw ma leen parce que li ñuy joué bis bu leeree ci kanamu Sénégalais yi ñu boole leen ñoom ñëpp weddi kan moo sabab jegeyantu diggante wàllu ak kii ñu ngi wax ay Déthié Fall ban affinité la am ak Karim Wade ba ñuy déggoo ba monté lu kenn xamul caaxaan baaxul waaye nañu wax Sénégal yi dëgg bis leen Sénégal yi weddi seen jeu yi nag daañu xam ne caaxaan baaxul mi ngi noonu caaxaan baaxul sëñ Saliou Gueye est-ce que nag mën nañu dut baanaam tuuma nguurug Sénégal wala nguurug Macky Sall ci bu ñu leen waxee ne dès le départ jeu bi boo respecté wul parité sa liste mën na folklore ñu dem direction des élections ñu ne liste départementale bu ñoom Barthélémy Diaz respecté wuñu parité ñu jëm ci ab forclusion est-ce que mën nañ ci dut baaraam ak tuuma état ne moom moo ne ci ginnaaw loolee lépp waaw xam nga mën naa bañ a ne état sax mën na bañ a nekk ci ginnaaw parce que aussi loolu c'est une responsabilité individuelle ñoom ñoo composé seen liste il y a eu des erreurs mais je crois que aussi le problème mooy boo xoolee local yi xam nga ci am na ci liste boo xamante ne nii liste Benno qui n'avait pas du tout respecté le problème de la parité et pourtant la liste n'était pas forclose xam nga loolu nit ñi waxoon nañ fa au même moment amoon na ay liste yoo xamante ne nii qui était frappé de forclusion. Moi je crois que tey démocratie li nga xam moom la laaj te loolu aussi naa ñëw ci au niveau même des parrainages bu fekkente ne par exemple tey dafa am liste yoo xam ne respecté une parité dans l'esprit je crois que c'est pour la représentante nationale qu'est-ce qui empêche par exemple à la direction générale des élections de dire que la liste ne respecte pas la parité on vous donne temps pour que vous puissiez respecter parce que je crois que loolu mooy esprit bi l'esprit c'est pas de bloquer une liste et aussi même pour le problème des parrains. Et c'est là où je ne comprends pas pourquoi le parrainage de Gëm Sa Bopp n'a pas été accepté. Parce qu'au même moment, on dit à Wallu, dem leen ngeen compléter. On dit à la coalition de Pape Djibril Fall, dem leen ngeen compléter. Mais pourquoi Gëm Sa Bopp n'a pas bénéficié de ça ñoom ñu bloqué leen. c'est-à-dire aussi l'esprit est-ce que vraiment l'esprit bi bu bloqué nit ñi la wala même Gëm Sa Bopp su seen benn parrain baaxul woon. waroon nañu wax ne vous avez encore 48 heures pour ngeen dem indi yeneen parrain yu baax. je crois que c'est ça l'esprit pour que la compétition électorale puisse être ouverte à tout le monde démocratiquement. mais su fekkente ne nag l'esprit bi on a l'impression que dañu bëgg a bloqué nit ñi aussi nag. te loolu. je crois que bu yàggee nguur gi aussi dañ ko ci tuumaal te loolu aussi je crois que baaxul ci démocratie démocratie daal lu mu laaj mooy nañu yaatal ku ci war a bokk démocratiquement nga bokk ci et là on laissera maintenant l'arbitre qui est le peuple suprême ñoom ñooy arbitrer ñooy xam ñi nga xam ne ñoom la ñu war a yóbbu assemblée ak ñi ñu war a yóbbu assemblée. mi ngi noonu sëñ Saliou ba coow li bëree nag société civile bi nga xam ne kenn mënu leen génne en tout cas ci processus bi ndax bokk nañu ci tàmbali bi ba fi ñuy toll tey ñoom amal nañu ak janagooy tasul xibaar yi ni ki tey ci ngoon li ñuy sàkk ci jëriñ ñu denk wàllu biir réew mi ñu gunge nag acteurs yi encadré leen ñu may leen ak temps bu doy ñu defari seen i liste ngir ñu mën a bokk ndax di éliminer nii liste yi ak candidats yi loolee du solution mu njaay si ñu teelu ko ci leeral. ñaan ministère de l'Intérieur benn mu def li ñu naan notification des rejets avec les listes et motifs de rejet comme ni ko conseil constitutionnel defee woon nga xam ne ñi rejeté dañ leen defal seen jox leen seen motifu rejet ba mu leer beneen bi ñu ñaan aussi ñu may leen ñu accéder ci fiche de parrainage yi ñu déposé wala ilaa ñu jox leen ci copie. et bi ci def mooy ñu may leen ñu mën a corriger erreur yi nga xam ne erreur yu ndaw la yoo xamante dafa aajoo ci bindunu parrain yeex yooyu loolu jàpp nañu ne bu amee dina permettre mu gën a am chance ñiy déposer seeni liste de candidature gën a mën a bokk ci élection yi dina tax également jàmm gën a am ci réew mi ak dal te ñun jàmm ak dal moo ñu tax a jóg et niñ koy defee te duñu jalgati yoon moo am solo te loolu dinañ ci jokkoo ministère de l'Intérieur wan ko ay pexe ak yoon yu ñu mën a jaar ba loolu mën a nekk te du am jalgati yoon.
mi ngi noonu mu nekkoon kaddu yu Moundiaye Cissé bu njiitalu ko ONG 3D maa ngi leen ko doon wax sànq frustration itam bëri na lool en tout cas ci coalition yu ŋànk opposition bi Yewwi nag moo ci gën a fës ñu ci bëri ñu ngi yëkkati ay communiqué di naqarlu nanu ko defee en tout cas ak fa ñu leen teg bu ñu sukkandikoo nag ci ñi nga xam ne seenu xel màcc na jëm ci wàllu ko politique ku ci mel ne Abdou Khadre Sanogo dafa mel ni classe politique bi seen intérêt képp moo leen tax a jug ki nga xam ne nag moo di naataango Mamadou Sy Albert lam ca xamle mooy li ni mel nag mën naa mag jeexital en tout cas ci taux de participation bi ba ci sax résultat yi waaye itam jëm sax ci ñi nga xam ne fas yéenoo voté ngir rek sanctionné ñu teewlu ci Nanko Bakayoko mi si xëy ñoom waxtaan. investiture yi di ñu tànn ci liste yi ñeel élection législative yi tax na ba ñu bëri mer ci biir coalition yi rawatina yu kujje gi ci wàllu Sénégal Mayoro Faye di secrétaire national bi ñu dénk wàllum communication bi ci PDS dakkal ay activité am itam ci Serigne Cheikh Mbacké jiitu groupe parlementaire liberté et démocratie bu kujje gi ci biir Yewwi Askan Wi plateforme avenir Sénégal bi ñu bëgg bu docteur Cheikh Tidiane Dièye ak Ndeye Fatou Diop Blodin ne dañu leen a trahir maire bu Grand Yoff di Madiop Diop delloowaat poste de suppléant bi ñu ko joxoon yile xeetu ñaxtu yëpp li muy fësal mooy ne ci wàllum politique daanaka gëm-gëm amatu ci bu ñu doyloo Abdou Khadre Sanogo moom analyste politique bi ne way politique yi li leen gën a soxal mooy ay poste de prestige seen mbiru bopp waaye du mbiru askan wi idéologie yi doctrine yi wala sax ay principe moom daanaka amatul ci langue politique bi waaye yile ñaxtu yu ñu nemmeeku ci biir kujje gi du ñàkk lu muy jur ci élection législative yi ñu jëm Mamadou Sy Albert di jàngat itam doxalinu politique ci réew mi ne ñi nga xam ne da leen a kale ci parrainage bi ak ñiy jógtee ñaxtu boo moywul dinañu bank seen yoxo bañ a voté yokk taux d'abstention bi wala ñu def vote sanction Abdou Khadre Sanogo di aatu ne ñaxtu yi ballee fu ne ci biir kujje gi boo moywul dina ubbil bayaal bu rëy rëy coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xam ne lu muy wut mooy garder majorité bi mu am ca Assemblée nationale. Mangoog Hadj Mansour beneen situation muy ñi bokk ci coalition Yewwi bëri na tey ñi fi frustré ba sax génnee ay communiqué di dankaafu ak wane seenu mer en tout cas ci kilifa Yewwi Askan Wi ban jàngat lañu ci mën a def. tey li ko sabab mooy li leen fekk si amul problème bi amul woon. bi ñu nekkee ñoom nekk def seen ay composition di waxtaan di jël ay décision ñëpp di ko fekkee. histoire bi ni mu demee nii tey ca ba ñuy sos Yewwi. Bougane dénoncé woon na ko. est-ce que joxuñu ko dëgg exactement loolu laa la. effectivement dañu ko jox dëgg dénoncé woon na ko. waaye Yewwi dañuy tas ci démarche bi ñu nekk nii bu changé wul. dañu tas yaakaar yu bëri. xam nga Barthélémy Dias. nee na ñi déposé woon seen liste bi déposé wuñu du woon liste bi la ñu déposé dañ ko falsifié. waaw Mohamed. bu ñu la mandaté nga dem yóbbu liste la moindre des choses di nga photocopier liste yi ngay dugal. pour en cas. tout à fait duñu ma wax ni ñoom Khalifa Sall ñoom Déthié Fall amuñu expérience boobu mais li sabab frustration yi am mooy ñen ñoo déposé ji woon est-ce que bi ñuy déposé ji ñëpp yëg nañu ko. ñi def ñuy frustré tey ñi mer tey Moustapha Guirassy ak ñeneen bokk ci membre fondateur yu Yewwi Askan Wi. Moussa Diop ak ñeneen. Mansour Sy Djamil. mais day wane ni kon principe bi ñu ko sosé woon. moom la ñu wàcc. te ñenn ñi sax loolu la ñu wax foofu. mais dañu ko wàcc. mais lu tax ñu wàcc ko. ak ku leen gane si ba tax ñu wàcc ko. gis nga wàllu ak Yewwi bokkuñu ay principe bokkuñu jëmuwaay bokkuñu am pecc. ki accepté nag négocier bu dugal wàllu ci biir Yewwi lu am Yewwi moo ko fi indi. nañu assumer seeni ay responsabilité mënoo jël benn militant wu Yewwi di ko dugal ci position bu baax ci liste député yi bàyyi ñu Moustapha Guirassy bàyyi sëñ Mansour Sy Djamil bàyyi ñeneen ak ñeneen. dina am yeneen jigéen yu frustré. Cheikh Tidiane Dièye nan nga mën a xalaate ni dinañu defar composition wu liste à l'Assemblée nationale après moom muy génn di am frustration. ak Cheikh Tidiane Dièye nga xam moo nekk pratiquement yuqu costel coalition Yewwi Askan Wi. nañ bu ñu bañee seen coalition bi. tas dëgg ba ci gën a rek kàmm mel ni ku dee ci marché. dañu def póotu mbiir te ñu xool li xonq ci soow mi bokk ci ñu génne ko ci. waaye coalition dañ koy sos bu yàgg dañ koy togg ñoom xam nañu ni ñu sosé woon coalition Yewwi Askan Wi. xam nañu ni wàcc nañu dynamique boobu Mohamed. bu fekkoon toon tey dañu valider liste Yewwi Askan Wi. fekk dafa valide xam nga démb lañ ni mënul jàll. jox nañ ko 48 heures pour mu daw dabaatal bu fekkoon toon dañ ni ok comme ni ñu waxee liste Yewwi ok. Abdoulaye Wade mooy tête de liste nationale bu coalition Wallu. Ousmane Sonko mooy tête de liste nationale coalition Yewwi. léegi ñu ni ci campagne bi. yéen waa PDS fal leen Ousmane Sonko
bu leen fal Ablaye Wade est-ce que yéen xool loolu. Wade na joxe consigne boobu est-ce que Sénégal egg na foofu ci médiocrité. non mënul nekk ay jeu la. ñi nangu jeu bi nag. nekk ci biir Yewwi tey jouer jeu bi te nanguwuñu koo feeñal. ñooñu la ñuy dénoncer. te dinañu feeñ. billaay dinañu feeñ. ndax duñ leen wàcc mukk fii ak feeñuñu. est-ce que opposition bi mbiy jóg mballoo beeg jaxasoo bi ñu fi gis en tout cas ci Yewwi du leen jural ak jeexital gu bon sëñ Saliou ci bu ñu xamee ne ñi nga xam ne seen xel màcc na jëm ci wàllu politique wax nañu ne mën naa am vote sanction ci nu mu mën a amee ak surtout sax taux d'abstention par rapport ak participation élection yi. waaw tout à l'heure man j'ai vu. je crois benn déclaration boo xamante ni presque une dizaine de leaders ñoom ñoo ko signé. ci leaders yooyu gis naa ci Serigne Mansour Sy Djamil. Guirassy Moussa Diop Aminata Lo je crois Cheikh Bamba Dièye. bon mais man li ma jaaxal aussi moo di. yenn leaders yi position bi nga xam ne tey moom lañ am comme quelqu'un comme Aminata Lo Dieng 13e place. mais 13e place dans une liste aussi c'est pas une place déshonorante. parce que xam nga aussi principe bi tey boo xoolee Mohamed. ki nga xam ne sëñ Mansour Sy moom mi ngi 15e place. tey bu fekkante ne parrainage amul woon moom normalement sa place devait être sixième place la war nekk wala mu nekk 7e place. parce que ñu respecté parité waaw parce que parité bi tey moo tax. place yu ci bëri fu ñu waroon nekk dañuy pousse. ndax jigéen ñi dañoo jël seen place Aminata Lo boo xoolee moom 13e place la nekk. te Aminata Lo mën naa wax ne Aminata Lo c'est-à-dire. comme ni ko nit ñi waxee fan la toj ba 13e place boobu ñu ko jox muy ruer dans les brancards. Aminata Lo on l'a pas vu pendant les élections Aminata Lo même d'ailleurs sax ñenn ñi dañu soupçonné ne moom en réalité Macky Sall la àndal parce que il fut un temps elle était avec Macky mu dem benn instant mu daal di mu génn foofu. donc il y a des problèmes de frustration au sein te nee naa leen man je l'ai demandé à Boubacar Camara ki ma doon defal essentiel léegi mu ne ñoom ñoo jox Khalifa le pouvoir. pour mu def investiture man leen mais c'est ça l'erreur parce que su fekkante ne yéen da ngeen nekk un collège je crois que lu mu bon quelqu'un comme sëñ Mansour Sy comme ñoom Guirassy ñooñu nga xam c'est des classiques au moins ñoom war nañu participer ci ñi nga xamante c'est-à-dire ci la liste des investitures mais vous ne pouvez pas quand même jox Khalifa Sall moom la ngay kese mu décider ci investiture yi te loolu moom moo jur lii parce que bu fekkee dañ dem booy finalement ñu génn liste nga ne man je ne me reconnais pas dans cette place-là. Ça veut dire que auparavant waxtaan bi des na te je crois que c'est là où l'opposition quand même Yewwi Askan Wi ñoom foofu la ñu pêché. il fallait nécessairement ñoom ñu yaatal seen waxtaan mu ñu xam ku nekk fan lañ lay teg. élection nag moom lu ñu ci mën a jàpp aussi mooy ñëpp mënuñ dem. et su yàggee nee na leen Sénégalais yi dañuy jàpp ne yéen seen bopp rek ngeen fi nekk. mun penser même pas au peuple alors que lu ci gën a déterminant mooy. xalaat leen askan bi nga xam ne yéen moo leen fi teg. tout à fait mu doon lu am solo ñu wax ci leneen nag soxal xibaar yi wàllum santé wér-gu-yaram ci la ñuy addu dem ca Louga foofee nag jugement ba muy àtte ba jébbal nanu ko niki tey ci suba ak procès yu soxal juróom-benn ci ay sage-femme ñu ngi nga xam ne ñu ngi ko doon amal foofule ca Louga yu ñu tegoon loxo ci faatuk Astou Sokhna ñett ci ñoom nag daan nañ leen di condamné tëj leen maanaam ci juróom-benn weer yu ñu dul tëdd yeneen ñi ñett ñi dañu leen bàyyi jabootuk Astou Sokhna ñoom dañu doon ñaawlu xeetuk négligence jëmale ko ci personnel maternité boobee ba sax faf nag porter plainte ngir non assistance à personne en danger Louga googee ñu fekk fa sunu ndaw ba nu fa toogal Galaye Sylla daan bi wadd na ci mbirum Astou Sokhna ñeenti sage-femme yu ñu ci doon tuumaal téye woon leen boobaak léegi ci kaso bu Louga bii bàyyi nañu leen ci suba si bi 9h di teg ñeent fukki simili ak juróom-ñaar gàll nag ci seenu loos juróom-benni weer yu ñu dul tëdd mbir mi nag ñu amal ko ci lu gaaw ci àllarba ji yeneen ñaari sage-femme yi nag kenn tegu leen dara ñu fàttali rek ne kaaraange gi ñu fi doon nemmi ku fan yii tey taxu ko woon a takku lool nit ñi sax ginnaaw verdict bi ku ci nekk tàmbale nga dellu ci sa yitte ñu fàttali tamit ne ci audience bi ñu amaloon ci alxames ji ñu weesu procureur bi dafa sàkku woon ñu tëj ñeenti sage-femme yi at moo xam ne wenn weer rek lañ ciy tëdd ñu jàpp ne nag fi mu ne mbir mi doon lëmbe ca fan yu njëkk ca weeru avril ba léegi lii la ci yoon mujjee dogal mu soxaloon faatuk Astou Sokhna ca ba muy mucc ci hôpital Amadou Sakhir Mbaye Galaye Sylla Louga Zik FM. Galaye Sylla verdict boobee nag bu am solo la nga xam ne dina jàmmal ñaari pàcc yëpp bu ñu sukkandikoo ci responsable syndicaux yi Souleymane Diop Mané sax wax na ne am na liggéey bu am solo ñu war a mën a def ñoom ngir yokk accueil bi ak surtout prise en charge ñi nga xam ne dañoo wopp tey ñëw ci l'hôpital yi mi ngi ko xamle ginnaaw ba mu génnee ca boobu lekk tribunal ñu teewlu ko ak Galaye Sylla.
la am nii war na mun a doon jàngat ci ñëpp ndax li woon ni na yëf yi ginnaaw tëdd na ni xam nga sénégalais bis gi ni tey lépp loo xam ne safaanoon ak li nga xam ne moom la ñuy xaar ci seen paju mbokk buñ ci gisee leneen loo xam ne jaaxal na rek ci lu mel nii la ñuy jaar kon nag ñun ñi nga xam ne yàlla dafa def ñun ñoo nekk ci mbirum paj nañu góorgóorlu ci suñu bopp góorgóorlu tamit ci suñu diggante ak maladie jéem a seet naka la ñuy fajee nit naka la ñuy dalee nit ñi naka la ñuy nekkee seen wet naka la ñuy waxee ak ñoom loolu yëpp dafa am solo mais nag am na ci loo xam ne tamit kenn mënu cee génn nguur gi mooy li nga xam ne jumtukaay loolu fokk nguur gi taxaw ci grève moom dañ koy daxantal rek wante ci kanam tuuti buñ ko xaymaa ba pare ak liggéeykat yi daañu wax fan la ñuy jublu lan la ñu war a mën a def. bu dee ca Kaolack moom wax ci wàllu wér-gu-yaram ba léegi ak aide infirmière ba nga xam ne dafa déclaré woon ne bébé Diary dafa faatu ba sax faf yóbbu ko ca morgue ba te booba ma ngay dund daan nañ koy inculpé moom ci boppam ndax lañ koy toppee bokk na ci mise en danger de la vie d'autrui pour ngir fàttali ko nag petite Diary boobee muy bébé Diary ci boppam dañu waxoon ne dafa faatu finalement nag papam ci boppam moo dem xool ba xam ne doomam ma ngay dund le temps que ñu koy animé fekk na itam faatu na loolee itam dossier kooke mën nañ ne am na retour de parquet moo tax Alioune Kane moom ci boppam mi ngi ci andi ay leeral. aide infirmière bi di Seynabou Diène bénéficié na lii ñuy duppee retour de parquet maanaam daal dellu na ci commissariat central bu Kaolack gannaaw nag biñ ko defeeree ni ki àllarba bi ci suba muy wane ne rek moom ba tey jii mu ngi ci loxoy yoon ci coow li nga xamante ne mu ngi jëm ci liir bi nga xamante ne faatu na ci hôpital général El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack. moom nag gannaaw benn fan biñ ko tegee garde à vue jàppoon nañ ne sax mbir mi dana gën a gaaw te yomb ci moom ci kaw liñ ko inculpé mise en danger de la vie d'autrui maanaam daal indi ay jafe-jafe ci yorinu way feebar bi ba mujjantal ga li ci am daal ci am mu mel ni nag xaw na gën a woyof ñu lay toppee faat bakkan rax ci dolli moom bi mu doon liggéey dafa am ñi ko faree kaw maanaam daal am na ay kilifa te loolu it ci wàllu yoon mën nañ ko interpréter ba nga xamante ne bi daal liñ koy daan du diis lool li am ba des daal mooy mbir mi fu mu toll nii ci loxoy procureur la ne ndax implication supérieure hiérarchique yi dana jouer ci wàllu yoon fal ngir daal woyofal daan yi am déet ñu fàttali rek ne benn toogaayu ñaxtu amoon na ci buntu hôpital El Hadj Ibrahima Niass ñi ko amal nag mooy ñiy liggéey ci wàllu santé ñëw nag di ñaan njëkk te it njort nañ ne seen naataango bile ku mënoon liggéeyam la te yi daf ko dab te teyu ko. Alioune Kane jërëjëf ñuy fàttali sax ne liggéeykatu hôpital boobee ñu ngi doon amal ak toogaayuk ñaxtu ci buntu hôpital régional El Hadj Ibrahima Niass bu Kaolack mobilisation bu nga xam ne dañu ko def ngir soutenir Seynabou Diène aide infirmière boobee ñu defeere woon ca ci àllarba gi ca parc bi ngir lu soxal wàllug faatuk bébé Diary. ñu des ci mbirum wér-gu-yaram ba léegi ak signature bi nga xam ne daan nañ koy def ñu duppee ko ab signature historique accord bu am solo dox ci diggante syndicat yi ak gouvernement bu Sénégal accord yooyu bokk na ci régime indemnitaire bi nga xam ne yokk nañu ko dina jóge ci 50 000 jëm ci 100 000 francs CFA fii ak atum 2024 bokk na ci sax indemnité de risque ak fonction ak d'itinérance yi état bu Sénégal daa dinay wax ne dina verser lu toll ci $20 milliards ci sunu koppar ngir ñu mën a fay bor bi ñu amee ci couverture maladie universelle ñaari parti yëpp wax nañu ne dispositif bu am solo soxal suivi yooyu lekk accord faw ñu daal di koy teg ngir jafe-jafe yi ñu mën koy wàññi ñu teewlu ci Alassane Balde. gannaaw négociation yu tar gouvernement bu Sénégal ak syndicat yi nga xamante ñoo dekk ci wàllu kër docteur mujj nañu déggoo ba daal di xaatim ay accord ci xaaju guddi accord yu ni mel nag ñëw daal di indi jàmm ci boobule secteur gannaaw bi nga xamee ne nag ay weer a ngi nii waa kër docteur nag soobu ci grève bu amul àpp indi nag ay jafe-jafe yu métti ci wàllu doxalinu boobule secteur de la santé bokk na ci nag yooyu les syndicats mu di waa SAMES ànd gësëm wala sax fédération des syndicats de la santé di F2S ci xaatim yooyu nag ñu mën a jàpp jéego yi lu jëm nag ci wàllu régime indemnitaire bi rawatina lii di indemnité de logement yi jóge na ci 50 000 jëm 100 000 francs fii léegi atum 2024 naka noonu indemnité de risque de fonction ak d'itinérance yooyu it bokk na ci ñuy xaatim yeneen yi nga xamante nag déggoon nañ ko ci wàllu accord yooyu lee mu di nag koppar yi nga xamante ni gouvernement bi amul na ko waa kër docteur jëm ci wàllu couverture maladie universelle gouvernement bi jël na dogal versé lu ëpp $20 milliards ci sunuy koppar ci exercice budget bi nga xamante moom lañ nekk ci atum ren naka noonu it lii di prêt DMC it bokkoon na ci li nga xamante ne nag juboo daal na ci am lu jëm nag ci recrutement
renouvellement personnel bi doon na li nga xamante ni déggoo nañ ci ak yeneen ponk yi nga xam ne foofu it am na ay jéego yu ci am ci njeexantal ba ñaari parti nag ñoom it déggoo nañ rek ngir taal di taxawal ab dispositif ngir gën a stabiliser li de secteur de la santé bi ñi mën a topp tëralinu yooyu la accord yi nga xamante ni xaatim nañ ko ci seen diggante. mi ngi noonu Hadj Mansour ñu wax tuuti nag laata ñu jàll ci mbirum santé ak procès bi nga xam ne moo soxal juróom-benni sage-femme ñett ñi la ñu daal di tëj juróom-benni weer ci ñu dul tëdd ñett ñi ñu bàyyi leen syndicalistes yi jàpp nañu ne procès wala verdict bu am solo la te dina leen jaral ñu xoolaat bu baax a baax dispositif yu ñu mën a jël en interne. décision bu am solo la wax dëgg yàlla man rafetlu naa ko. parce que sanction la nit boo ko téyee benn fan rek sanctionné nga ko. surtout ay quelques jours yi nga xam ni def nañ ko ci kaso bi sanctionné nañu leen. li ci def nag am na ñeneen ñu leen ci ëpp ay responsabilité bu ñu leen joxañul tudd ñu leen bokkuñu ci enquête ba bokkuñu ci ña ñu téye. kon ñoom lii baax na ci ñoom nag wax dëgg yàlla. doy na nag comme nii mu demee nii moom mënuñu lu dul rafetlu dogal bi nga xam ni yoon jël na ko ay mère de famille lañu. njuumte dal na leen ci seen wàllu liggéey tëdd nañ la ñu war a tëdd. dund nañu ci sanction bi nga xam nañu ko dund ça suffit quoi leneen lu ci amaat xëy na ñeneen ñu leen ëpp takkatal ndooma tànk kon wax dëgg yàlla décision bu ñu rafetlu la te lu am solo la parce que lii dina leen def conscience tranquille mais sa loxo dugg ci lëf ba noppi kenn topp la ci amoo ci benn sanction doo am sax conscience tranquille tout à fait faaw ñuy nangu di dund yu mel noonu bu fekkee njuumte am na nga nangu li yoon waajal ci ku juume comme ni nga juume tegoo ci sa kaw comme ni mu ci war a tegoo et on tourne la page décision bu sage la bu bàyyee ko ci yoon quoi man noonu laa ko jàngate boo ci amee loo ci sànni waaye bëgg naa itam nga ñëw ci accord yi nga xam ne dox na ci diggante syndicat et gouvernement bi fan yi yëpp coow yi bëri na ci loolu en tout cas finalement trouvé nañu ab accord waaw c'est vrai que loolu aussi dañ koy rafetlu parce que les acteurs de la santé moom lépp lu ñu leen defal rek je crois mérité nañ ko il est vrai que waa SAMES yi ñoom am nañ ay quelques points de réserve mais li ci am solo rek mooy waxtaan am na finalement trouvé nañ terrain d'entente te loolu ñëpp ñu ngi koy rafetlu li nga xamante ne aussi vraiment moom Louga comme ni ko Mansour waxee vraiment verdict la boo xam ne mën nañu wax ne verdict d'apaisement la ñee sanction bi dal na seen kaw li ci am solo moo di bu ñu jógee ci lii aussi nañ ci tirer vraiment des conclusions positives xool nu ñoom aussi nan la ñuy toogaatee seen toogaay ci hôpital bi nu ñu koy kiyaatee te aussi directeur bi nga xamante ne moom lañ fa révoqué je crois ils l'ont révoqué dans la précipitation man j'ai fait des enquêtes sur ce directeur là wax nañ ma ci moom loo xamante ne nii c'est des choses extraordinaires mais nag comme que il fallait nécessairement une sanction boo xam ne moo doon apaiser nit ñi vraiment c'est tombé sur lui mais ñëpp ils ont reconnu que c'était c'est-à-dire vraiment liggéeykat la et puis hôpital boobu liñ ko yan dafa diis c'est-à-dire liñ ko yan hôpital bi attunu ko parce que li nga xam moom lay polariser hôpital bi amul moyen yooyu mu doon ak jafe-jafe ñu wax ci leneen Serigne Saliou muy accident yu nemmeeku ne bëri na lool en tout cas accident de circulation yi tax na gouverneur bu Dakar bëgg naa tabbi ci li koy dakkal Alassane Sall doon dalloo ni ki tey ci suba ab journée de réflexion ngir xool ana yan yoon lañu mën a jaar ngir accident yi mën a wàññeeku bu baax a baax ak surtout syndicat taximan yu ne ci Sénégal ca jamono jooju sax gouverneur ba ma ngay fàttali ne acteurs yi daañu jël mesure yu am solo ngir rek interdire moto Jakarta yi ñuy circuler fii ci Dakar taximan yi nag lu ñuy sàkku ci policiers yi wala takk der yi ñu daal di jëfee boobu lekk dogalu ko gouverneur su ko defee al accident yi mën a wàññeeku bu baax a baax ci Tidiane Diallo. mesures yi ñu jëloon ngir interdire moto Jakarta yi ci circulation bi gouverneur bu Ndakaaru mu ngi xamle jël nañu disposition yëpp ngir appliquer dogal yooyu. commission régionale de circulation bu nga xam ni moom mooy liggéey lépp lu nga xam ni wàllu circulation la ci région bi. proposé ko ministre bi nga xam ne mooy wàllu transport terrestre pour ñu matérialiser ko en acte. alors li nga xam ni moom lay wax mooy que la ñu jàppoon ba léegi juguñu ci ca ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllu woowu ñi ngi ciy liggéey ba li nga xam ne ñun jël nañ comme décision dinañ ko am. ku jiite syndicat taximan yi mu ngi woo policiers yi nañu fexe appliquer mesures yi. ay jéego yoo xam ne gouverneur de la région de Dakar taxaw na ko. ba def arrêté boo xam ne dafa wax ne dafa interdit bépp moto boo xam ne da ngay transporter nit fii ci Ndakaaru te moom mooy kilifa gi ñu bëgg force de l'ordre yi nga xam ne ñooy wax def leen ñu def ñooy wax bàyyi leen ñu bàyyi ñoom itam jël seen ay matukaay ba moto yi jeex ndax gouverneur li mu war a def na ko. kaddu yooyu la mu ngi koy yëkkati ci cadre benn atelier de réflexion sur les accidents de la circulation te gouverneur u Ndakaaru président.
Tidiane Diallo jërëjëf beneen pàcc ci wàllu xibaar yi office national de lutte contre la fraude et la corruption ñu gën ko xam ci OFNAC daal dinay jébbal rapport d'activité soxal atum 2019 2020 ak 2021 ci njiitu réew mi moom président de la république ni ko loi bi santaane mu mel ne kon rapport yooyu dikkaat na ci dossier yu ci bare bari rapport 2019 bi nag organe bi daal dinay joxe verdict ci plainte bi nga xam ne Ousmane Sonko defoon na ko ci mbirum 94 milliards yi ñu teewlu ci Abdoul Aziz Sow de Baax ci leeral. fan ci weeru avril atum 2018 la Ousmane Sonko saisiroon OFNAC di kuréel gii di xeex lépp lu jëm ci wàllu guerre ci plaintam mu ngi ci doon wax ay transactions yu jaarul yoon niki ay détournement bokk moomeel yi toll ci lu ëpp 94 milliards dossier boobee nag OFNAC dellu siwaat ci rapport 2019 bu mu jébbal njiitu réew mi ñoom waa OFNAC ñu ngi ciy génne yenn ci ay mbir yu salfaane procédure régulière bi loolee xel mun see jàpp ni fonctionnaire yooyee ci laali duñu bëggoon am lenn luñ jëlee ci lii du Sofico niki noonu CFU jëm ci ay indemnisation te moo ne de nemmeeku woon nañ ko ci yeneen yu jaarul yoon toll ci lu ëpp 605 ci ay millions loolee lépp tax ba waa OFNAC ne fonctionnaire yooyee mu nees na leen a toppee lu ñu duppee association de malfaiteurs waaye itam escroquerie ñeel bokk moomeel yi ak yeneen yu ñu mel ni ci complicité fàttali ni assemblée nationale dugaloon na ci loxoom ngir dëgg fës ci lu ñu mel taxawaloon sax ak commission d'enquête parlementaire ñu amuloon ci ay témoignages ak i audition waaye nag député Ousmane Sonko moo demuloon ñu déglu ko ndax mu ne boobu commission amul benn crédibilité tey ji OFNAC adduwaat ci lu ñu mel ñuy jàpp ni boobu rapport dina tax rek dëgg gi feeñ ci mbirum 94 milliards yi. Abdoul Aziz Sow Dabakh jërëjëf dañu ciy desandi ba léegi ak secrétaire général bu Ligue sénégalaise des droits de l'homme moom nag wax na ne lu jëm ci cérémonie ak jébbalug yooyu rek rapport li mu ci jàpp rek mooy mbirum folklore Alassane Seck di ñaawlu sax retard bi ñu accusé jëm ci publication rapport OFNAC yooyu nga xam ne manque de sérieux képp la ko jàppee ñu teelu ko. baax na ko muy publier ko mais nag daan wax tax lu tax mu yeex parce que ñetti rapport la au lieu de benn dañ yaakaaroon ne at mu nekk day génn benn rapport maintenant mën na xam lu tax mu yeex ko loolu mooy li jiitu léegi nag li ci mujj mooy suñu épinglé ay nit suñu joxoñee ay nit ñi dañ def loo xam ne dañ luubal wala li ñu dafa rafetul dañ la war a topp boobu est-ce que dana am parce que dafa yaakaar ne au départ dañ waxoon ne OFNAC pour ñuy nguuru actuellement la pour ñun loolu président bi loolu waxoon en 2012 loolu su ko dégloo moo na mën a dégg nag suñu ci joxoñee ay nit logiquement ci xel mu gàtt xalaat na ni ñi ni joxoñ dañ leen jàpp dañ leen topp leen ba fu mu xam ne parce que alalu réew mi la wala alal boo xam ne alal bu luubal la gar la loolu lépp war na am suite war na am topp bu ñu ko topp boo xam ne ba ci cëppaandaw ga ñoo xam ne kii moo defoon lii mais nag mënu ko bàyyi yu publier ay rapport at mu jot te du mujj fenn loolu moom vraiment ay caaxaan la. mi ngi noonu Hadj Mansour rapport bu génnee ñëpp dañ koy rafetlu surtout kuréel yi ci mel ni OFNAC wala IGE OFNAC génnee na 2019 2020 2021 mais li jaaxal ñëpp mooy souvent suivi wala ak continuer ci saytu yooyu dossier du ci am benn yoon ndax dañuy day firndeel rek ne fam yenn ci ay dossiers yi nga xam ne dañu ko teg ak conc mooy dëggal li ni mel. loolu gouvernement bi la ne xam nga OFNAC kuréel la goo xam ni day saytu ba xam li ñu la dénk te muy moomeelu askan wi ni nga ko doxalee jaadu na wala déet ci marché yi. ci yi ngay jokkalanteel ci gestion bi ci lépp lu ci tënku bu liggéeyee ba noppi da koy jox njiitu réew mi njiitu réew moomee nag mooy gis ni ñii jalgati nañu mu jox ko beneen organe bi nga xam ne moo yooyoo topp ki jalgati ngir ñu woo ko mu indi ay précision ak ay leeral bu fekkee dafay weddi ci li OFNAC def kon kay kenn la ñuy laaj rek muy njiitu réew mi lu tax conc bi ba kañ loolu lañ koy demandé OFNAC def na liggéeyam jaana wàcc na mu fi ne mënoo cee commenté dara amul loo ci mën a parce que OFNAC du daan kenn conc bi ci tegu la ñuy laaj kenn ngay teggee ko mi ngi noonu sëñ Sall mi ngi noonu rapport yi souvent day am solo lool te dañ koy rafetlu nag ndax produire rapport ba sax am ñuy inculpé te day génn ci presse bi mais souvent suivi du ci am waaw mais xam nga rapport yi boo xoolee rek déjà la production des rapports rek xaalis la OFNAC day produire rapport Cour des comptes day produire rapport comment dire IG dañuy produire rapport IG sax mën na wax ne moom il faut que président bi déclassifier ko pour ñu mën a wax mais Cour des comptes ak OFNAC ñoom seen rapport procureur de la République mën na ko saisir léegi le problème qui se pose mooy procureur de la République dafa nekk sous la tutelle bien sûr du ministre de la justice ministre de la justice nekk sous la tutelle du président de la République moo tax foofu aussi comme ni commencé di waxee conco bi moom tant que tegguñ ko ci dara du sotti te man li ma gën a rafetlu ci rapport yi moo di l'histoire des 94 milliards bi nga xamante ne député yi gaawoon nañ dem ba tëj ko ba doyen des juges ba àll bon waa chambre d'accusation daal di ne bon Ousmane Sonko waru mën a dem en tout cas dossier bi yoonam ne aussi léegi ba ñuy jël dossier bi classé mais tey ñu ngi koy commencé di wax dëgg sur l'histoire de 94 milliards. Et en plus aussi
am na ministre yu bari yoo xam ba léegi defuñu seen déclaration de patrimoine loolu ñu ngi koy ñaawlu te imaginez boobu ba léegi président j'ai l'impression que moom amul benn emprise vraiment ci sur son gouvernement comment se fait que des gens loi bi wax ne dañu war a def seen déclaration de patrimoine boobu ba léegi ñu lànk taxaw carré ne ñoom duñu ko malgré le relance de l'OFNAC ba finalement man institution yi kon lu ñuy jariñ dañ ciy dépenser xaalis bu dul jeex ñu produit rapport yu jeex te finalement rapport yi heure bu pare ñu jël ko système classé ko fële jariñul dara kon je crois que mieux vaut ñu bañ a tëgg ay institution mi ngi noonu ñu dem ca Sédhiou ca jamono jooje Serigne Saliou Gueye waxoon nañu ne Sédhiou en tout cas ci boo koy xayma ci réewum Sénégal bokk na ci région bu gën a deltu ginnaaw ci wàllug ndóol wala sax bokk na ci région bu gën a ndóol ci téeméer boo jël juróom benn fukki yeeg juróom yi toftal juróom-ñaar moom mel ni kon rapport bu mujj bu agence nationale de la statistique ak démographie ANSD moom moo ko xamle ni ki tey nag situation bi gën naa métti te tar lool ci bu ñu xamee ne njëgu dund gi gën naa cher te bëriwaana ci ay famille yi nga xam te ni mënatuñoo assurer lu jëm ci añ reer ak ndekki bokk na ci itam fukk wala sax téeméer boo jël juróom yi ñu interrogé foofule ci taux de pauvreté bi nga xam te ni wax nañu ne dellu na ko ginnaaw ci réewum Sénégal ne ñoom ñoo ne gisuñu ko benn yoon ndax la ñuy dund ci wàllum ndóol métti na dañu ciy teewlu correspondance bu Ibrahima Diallo ca Sédhiou. pour Cheikh Tidiane Diédhiou nekk professeur d'histoire et de géographie nekk tam acteur politique de l'opposition xam bu président xam leen ni ndóol dafa wàññeeku ci Sénégal wàññeeku bu toll ci juróomi poñ day takk ngembam daal di uti majorité assemblée nationale ak 3e mandat. day takk ngemb parce que ñu ngi jànkonte ak ay échéances électorales mu war a dem jong ci élection législative war a préparer itam élection présidentielle def naa ne loolu daf ko wax rek pour outil ñi nga xam ne ñoo ko jàppale diggante 2011 ñëw ba 2018-19 dañu ne ndóol wàññeeku noonu ci ay juróomi poñ ak lu ci tegu. pour madame Sané Yama Diédhiou tam ndóol mu ngi gën a di farankulaay ci diwaanu Sédhiou ak ay njëg yu seer waral ba am na ñoo xamante ni mun ñu amandoo añ ak reer. Sédhiou ceeb bi cher na diwlin bi cher na amul yomb fi dal maanaam du suukar du dara même soble sa cher na dara yomb fi Sédhiou nag wow na trop mooy région bu gën a wow ci région Sénégal yëpp. bari na ci ay Sédhiou ñu jàpp ni laata président Macky Sall di joxe ay cash transfert dafa war a ci xeex ndóol bi ubbi ay entreprise ak ay usines de transformation ci diwaan yu mel ni Sédhiou. Ibrahima Diallo jërëjëf ginnaaw Sédhiou ñu dem ca arrondissement bu Dioula Kolon foofee nag askan wa fa yeewoo maire ba futt la ñu def ndax jafe-jafe gu ñuy dund ci ñàkkum yoon diggante yoonuk Kolda Salikégné ak frontière Guinée Bissau moom la ñu ne nañ leen ko defaral te mu toll ci ñeent fukk ci ay kilomètres mu ñu sukkandikoo ci askan woowee fii ak élection yi ñëw kilifa yi buñ ci àddul daañ leen sanctionné ci yooyu rek élection législative jamono jooju nag laata ñuy xaar état ñoom am na du pexe ngir xool ana yan yoon la ñu mën a jaar ngir mën a rembler yoon yooyu nga xam ne sonn nañu ci lool dañu ci teewlu compte rendu bu Papa Kadiali Badji. askan ñetti commune yu nekk ci tali bi jóge Kolda jëm ci Salikégné ci frontière Guinée Bissau ñoo ngi ñaax nguur gi daa di goudronné seeni yoon boobule. nañu defal suñu yoon bi bu ñu defalee suñu armée ñun ñu am suñu jàmm loolu la ñuy ñaan président de la République ñun ci Sénégal bi la ñu bokk lenn rek la ñuy ñaan mooy ñu goudronné ñu tali bi. ñu ngi bëgg vraiment ñu defaral ñu tali bi ñu defaral ñu ko goudron parce que ñun sonn nañ jigéen ñi sonn nañ trop. yoon boobule bu ñu duppee bu CEDEAO te mu yàqu lool ñu bëri ñoo koy jëfandikoo loolu moo tax askan wi di lal ay pexe ngir remblayer pax yu bëri. ak jigéen ñi nga xamante ne ñoo ngi fi ak seen i siwo ak seen i góor yi ak seen i brouette pour lan mun a remblayer. Vous avez vu les femmes porter des seaux de cailloux pour vraiment mettre sur la route là. daanaka suñu sukkandikoo ci askan wa bu nguuru Sénégal deful lenn ngir mën a defaraat tali boobule gannaaw buñ leen diggee du benn du ñaar ñoom daañu amal vote sanction. Nous l'avons assez accompagné. Nous ne butons pas cette route là avec les échéances à venir on risque de lui tourner le dos. balaa nguur gi nag di addu ci mbir mi ni mel askanu Dioula Kolon dinañu wéy di dundee ay jafe-jafe.
Pape Kadiali Badji jërëjëf ñu dellu si waat fii ci Ndakaaru wax ci ñaar fukk ak ñaareelu ko édition bu FIARA directeur général bu foire internationale agriculture ak ressources animales daal dinay yëngatu bu baax a baax ci organisation boobu lekk FIARA te itam di rafetlu détermination yi exposants yi am Pape Abdou Fall di wax ne sax lu toll ci ñeent fukk ci ay structures yu yees daañu leen fekk si ginnaaw atum 2020 bi nemmeeku woon nañu leen lu toll ci juróom-ñeent ci ay téeméer exposants ñëwoon nañu waaye ni ki ren ñu ngi xaar lu toll ci ñaari junni ci ay exposants ñu teelu ko. Ministre des Finances, ministre de l'Agriculture, ministre de la Pêche, ministre de l'Élevage, ministre de l'Environnement et de la Femme. ñu bëgg jafe-jafe yi nga xam ne préoccupation la pour l'Afrique. ñu daje ñooñu ñëpp ku nekk ci biir FIARA bi di ñëw incha allahu rabbi boo taxawee fële boo séenee FIARA di nga xam ne leneen la. kon ay engagement la en passant maa ngi gërëm sant équipe bi nga xam ni ay xale yu am jom ñu gëm seen bopp. ministère yooyu ma la wax yépp danañu daje ci biir FIARA ku nekk di nga am sa benn journée ñu capitaliser lépp ñu xool fan la ñuy mën a teg suñu tànk ba bu ëllëgee bu dégâts di amit ça sera à un taux très réduit. ñu noonu mu nekkoon Papa Abdou Fall mbokk yi ñu tàbbi ci seen xalaat. salaamaaleykum wa rahmatullah yéen groupe des médias ñu ngi leen di ziare bu baax a baax di leen jaajëfal di nuyu président de presse bi Bougane ñu ngi lay jaajëfal ak say partenaires yi ngay àndal ci liggéey bi yëpp ci terrain bi yëpp ñu ngi lay jaajëfal lu bare. maa ngi wax nag tey jii ci wàllu courant bi ndax ñun du noppee wax sunu xalaat ci réew mi ndax ci réew mi la ñu bokk problème de courant bi surtout zone de Bakel village de Golmi bii ñu nekkee. problème bi ñu am 300 ci ginnaaw ou 4 ans ñu ngi koy dund problème de facture yoo xamee ni nii maanaam day retard des fois ñu indil la ñaari facture yoo xamee ni daal lay taxawu temm na la wala da ngay fay mbaa ñu coupé la du fekk facture yoo xam ne dafay seer goo xam ne bokkut ak li nga jotewut ak li nga consommé. mu ngay dem hôpital yor sa ordonnance doo am loo ko jënde ngay xool urgence nit nekk fa bëgg a jënd ordonnance amul lu mu ko jënde nan la ñuy def ba ñooñu faju fa ci des mooy nga dem Ndengaleer ñi ngi wax xiif bu fa am ñaari at mënuñoo bay ñu jël seen